asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu leen siyaar di jégalu ci retard bi nekkoon ci ay bagage rek mais d'habitude maa ngi def sama live yi à partir de 15 heures wala 16 heures heure de Montréal waaye depuis ce matin dama xawoon a jàpp moo tax maa ngi jégalu bu wër a wër nag j'espère que yéen a ngi ci jàmm maa ngi leen di baal te di leen baalu ak namoon nama leen tey nag live bi du yàgg dara mais dinañu waxtaanee ay quelques points incha allah xam nga sama leader sama guide sama xarit sama président incha allah Ousmane Sonko tey mu ngi woon Kër Massar dafa demoon seeti Pa Sarr ak njabootam macha allah dégg naa toj na fa comme d'habitude wax bu cohérent wax bu jub wax bu ànd ak yar lépp su lu jëriñ Sénégal xam nga Ousmane Sonko bi muy def ay révélation ci régime actuel bi ba léegi amul kenn ku ko démentir au contraire le pouvoir ñoom dañuy wut toujours pour détourner débat bi fekk moom ci débat intellectuel la leen di woo li muy wax da koo xam li muy wax da koo maîtriser léegi nag ñoom wër nañu ay preuve pour dugal ko pour xool ndax waa ji am na lu mu luubal wala am na ci dossier yu mu takk waaye xam nga waa ji ndeysaan daa judd rek jub 16 ans ci administration bi amul benn 1 franc bu mu mës a lakkal Sénégal kenn mësu koo korom ndax ndeysaan noonu lañ ko yaree dafa jub dafa bëgg li muy def dafa nekk jullit boo xamante ni day julli waxuma jullit bu dul julli de mais jullit buy julli di jaamu yàlla gëm yàlla te di moytu ay terem léegi nag bi ñu wëree ba sonn gisuñu dara lu takk ci moom ñu commencé di xasante di ko xas quoi ñi génn fii ñi naan ay terroriste la ñi naan ay waa daas ñoo koy financer et tout ça à la fin waxu ku amul argument la waaw comme amuñu argument nag loolu rek la ñu mën a def waaye sénégalais yu dofuñu de xam nañ kuy wax dëgg ak kuy fen te xam nañ ni Ousmane Sonko dëgg rek moo ko tax a jóg ak bëgg Sénégal ak bëgg génne Sénégal ci ndóol bu mu nekk dinañ ñëw naa dellu si waat ci point boobu mais entre temps ñu dem ci mbiru Baobab Group moom mooy ñoom Samba Alassane Diop ñoom Yves booy bu yambar boobu ñoom dégg naa ñaari jabar la mais boo gisee comme yambar ñoom Mamadou Ibra Kane ñoom Boubs ak xale bu jigéen boobu nekk Sen TV di def ndumbelaan moom it démissionné na pour rejoindre groupe boobu bu leen sax am lu leen metti parce que en réalité
groupe boobu noonu Youssou Ndour boo ko moom Youssou Ndour xel lay jaay Youssou Ndour def foo ne moo gën a yeewu nit ñi moom moo créé beneen groupe de presse tas gaa yi yóbbu leen foofu groupe de presse boobu noonu dañ ko créé uniquement pour jàppale Macky ci élection ñu jëm fii ak une semaine di ngeen gis ñu commencé seeni programme commencé démarrer seen programme bu ngeen seetloo Youssou Ndour nga xamante ni làmminam dugalu ko ci poosam Bouba Ndour aussi la même chose làmminam dugalu ko ci poosam bu doon ñoom moomu ñu woon groupe de presse boobu noonu gars yi créé gars yi dem sa laay wax parce que créé wuñ ko Youssou Ndour a ko créé te Macky moo ko financé buñ ko moomul woon da ngeen dégg ay xasante da ngeen dégg Bouba Ndour mer yuuxu expliqué mais lépp it went very smooth c'est-à-dire lépp dafa dem dafa nooy calmement déggoo leen fu ñu critiqué déggoo leen fu ñu waxee déggoo leen dara dem bi nice te ñu bëri dem amul benn groupe de presse ci monde bi boo xam 50% ay employés am dañuy démissionner parce que bu loolu amoon par exemple bu fekkoon Mamadou Ibra Kane ak Alassane Samba Diop ñoo moom groupe bi yóbbaale les autres groupe bi kon bu boobaa da leen di porter plainte bu boobaa Youssou Ndour da leen di porter plainte parce que dafa mel ni dañoo déstabiliser entreprise am bu boobaa loi bi sax ci côté Youssou Ndour kon lay féete c'est-à-dire justice bi bu boobaa Youssou Ndour lay àndal parce que bu boobaa dañ koy pénaliser mënuñu demandoo noonu mënul nekk donc Youssou affaire xel lay jaay te ñun ñoo ko gën a yeewu 1 milliard de fois moom xam na ko sa doful xam na bu baax dañuy wax ni dëgg la léegi nag ñun ñu ngi leen di xaar pied ferme niñ def TFM rek lañ leen def TFM boo xoolee gars yu bëri léegi dañ ko boycott TFM n'est plus populaire actuellement yeneen télé yi la ñuy gën a seetaan te boo xoolee El Hadj Ndiaye bi moom 2STV pourtant c'est un ami à Macky Sall mais programme dafa équitable programme am jëlul rek di promouvoir président bi moom day balancer quoi day laal fii pratiquement 2S mooy télé bi gën a sérieux Sénégal loolu duma leen ko jàngal parce que yéen a ma ko gën a xam buñ jógee ci loolu ñu dugg ci kaawu Thione Seck xam nga Thione Seck bëri histoire ak bëri histoire waa jooju noonu day mer ba dërëm bi yëpp tàng xol moo ko yóbbee mais en réalité juddoowu ko xam naa ñoom ma penda et tout xam nga bu fekkee dañuy wax dëgg rek Thione nit ku bien la mais dafa jël Youssou Ndour def ko genre nawlem c'est-à-dire concurrent am lu Youssou am da koy bëgg a am lu Youssou am da koy bëgg a am fekk yàlla mooy maye yàlla may na Youssou Ndour loo xam ne mayu ko Thione Seck te du ko may ba àdduna di tukki bu yàggul tuuti rek Macky Sall dafa recevoir Thione Seck bi mu ko recevoir ñu waxtaan mais Thione intelligent wul Thione bu intelligent woon li ko Macky wax dina xam ni penc mi lañ soxla parce que penc mi fi mu positionné wu direction bi gérer affaire immobilier wu Auchan moo ko soxla Auchan moo soxla foofu te Auchan Marème Faye Sall actionnaire la fa lu Marème Faye Sall bëgg kenn mënu ci dara ku ko yoroon da nga koy séddee jox ko
xam nga coon biñ ko recevoir mu ngi fay ay waxu benn projet wu benn chanson bu mu bëgg a def regrouper artistes africains yëpp pour CEDEAO xaw ma lan ak lan fekk moom xamul lu tax gars yi jox ko audience boobu c'était pour avertir ko mais mënul décortiquer li ko Macky Sall wax. Maintenant Thione Seck nee na fayul 3 mois yooyu parce que dafa nekkoon voyage. Gis nga bu fekkee da ngaa nekk artiste bu toll ni Thione Seck depuis des années nga nekk di woy ñu xam la partout dans le monde te mu nekk entreprise donc au moins booy voyage yi sa manager wala ki gère loolu war nga ko bàyyil xaalis wala ngeen trouver solution avant ngay dem nga woo sa bailleur ne ko kat damay absente 3 mois 3 mois yi du ma la mën a fay mais su ma ñëwee dinañ ko régler ngeen def ay papier yu leer parce que justice kayit la xam mais nga dem di jaay affaire yi yeewu 3 mois fayloo ba ñu juge la ci ginnaaw porte la plainte juge la génnee la ngay am looy kaas di jooy lu tax ngay jooy loolu yow yaa ko wër moo tax nga am ko nga génnal bâtiment wu jàmbur te bi nga commencé woy ba léegi waroon ngaa am tey bâtiment boo xamante ni yaa ko moomal sa bopp nga defa sa entreprise defa sa club parce que mérité nga ko wax dëgg fa yàlla. ci beneen côté bi aussi Macky Sall da doon wër xaalis ci Thione Seck parce que Thione Seck moom affaire faux billets yooyu noonu ñu doon wax ne moom lañ ko jàppee faux billets yooyu en réalité du faux billets c'est des vrais billets mais ay billets la yoo xamante ni soit enregistré wuñ ko soit doublure la c'est que dafa am mafia bu mag a mag bu nekk banque centrale banque BCEAO boo xamante gars yi dañuy doubler numéro yi billet bu nekk dafa am numéro de contrôle gars yi dañ koy doubler léegi yooyu la ñuy jël di ko jox chef d'État yi Sénégal am na ku ñuy wax Maysa Ngom moom saka computer bi nekk ci VDN bi kooku transfert d'argent yi am en Afrique de l'Ouest yëpp moom moo koy def ministre yi sàcc xaalis di ko rawale moom moo leen koy rawalel xaalis bi ñu sàccoon ci guerru Côte d'Ivoire bi ñuy déloger Gbagbo moom moo ko rawale lu leer laa leen wax te fu leer laa ko teg Thione Seck affaire faux billets yooyu ki ko jox xam naa turam mais du ma ko tudd parce que benn waay la boo xamante ni promoteur d'événement bu mag la événement yi am partout au Sénégal en Afrique même en France en Europe en Suisse et tout ça moom moo koy organiser faux billets yi kooku moo ko jox mais c'est pas des faux billets c'est des vrais billets yoo xamante ni ay personnalité yu nekk ci dëkk bi ñoo koy jox ak benn malien bu muy partenaireal ak Maysa Ngom boobu ñoom ay sàcc lañ xam nga doo leen dégg sa ñuy wax ñooñ doo leen sa gis moom Money Express waaye Maysa doo ñëw Montréal porte ma plainte xanaa li ma wax dëgg la kon bu boobaa ma def la lu yéeme li ma yor ci bagage ci yow kenn xamul nu mu toll. Abdoulaye Diop ancien ministre des finances sàcc la ñaata milliards la sàcc ñaata kër la am fii Canada Québec Montréal fii doo ko dégg est-ce que dégg nga CREI woo ko Macky Sall nommé na ko bu yàggul ay sàcc lañ dañoo sàcc xaalis Sénégal comprendre nga ñoo ñëpp nag la fi Ousmane Sonko bëgg a jëlee daf leen bëgg a déloger ñu développer suñu dëkk parce que vraiment on le mérite il est temps Sénégal développé comprendre nga donc ñoom ñëpp ay sàcc lañ yu mag ay sàcc lañ c'est des voleurs
man Ousmane Ba man maa ko wax Bougane Gueye Bougane Gueye daari ak ay yéebe booy boobu moom ñafekat la d'accord naa ci loolu ñafekat bu mag la mais ay milliards am fu mu jógee yéem na sénégalais yu bari fi ay milliards am jóge dafa yéem sénégalais yi fan la ay milliards am jóge dinaa leen ko wax est-ce que xam ngeen sàcc boobu dëkk Parcelles te maag moom ñu bokk sant te mu tudd Amadou Ba te mu nekk ministre des finances kooku moo ko financé kooku moom jooni man Ousmane Ba maa ko wax li may wax nii ñu bari xam nañ ko Sénégal mais ñemewuñ koo wax il faut am ku wax te force damay wax kenn mënu maa tere wax bu neexee yàlla léegi nag su ma gisee ay jeunes yoo xam naan kii li muy wax amul wala pëtti pëtta te teguñu fa dara damay sama xol day metti quoi damay naan xoolal imbécile yi nga xamante ni xamuñu dara ñu leen di informer ñuy dingat tu yoon man maa leen wax Bougane Gueye Dany Amadou Ba moo koy financé kayitu leer laa ci yor preuve leer am ngeen benn candidat boo xamante ni actuellement PDS la nekkoon ku bëri doole sax moom it Amadou Ba moo ko financé fu mu toll nii parce que dafa am problème mu xaalis Amadou Ba moo nekk di ko jox moonin dernièrement bi mu ko recevoir du ma wax date bi parce que bu ma waxee date bi rek ñu xam kan la du ma wax tur bi aussi mais ñoom ñëpp ay sàcc lañ ñun il est temps ñu développer te force dañuy développer ngir yàlla jëlee leen fi politiciens de profession yi lañ fiy jëlee andi ay jeunes yoo xamante ni c'est des patriotes ñu bëgg Sénégal te clean set Ahmed Khalifa Niass fan yi dégg naa muy attaqué Ousmane Sonko Ahmed Khalifa Niass ñun ñëpp xam nañ ni wérul mentalement dafa am problème wérul billaay wérul xam nga yaay faatu ex jabaram boobu nga te sëriñ buub takkoon ko te bàyyi ko bu yàggul moom ci boppam nee na Ahmed Khalifa wérul il paraît bu lekkee ba pare sax ci toog ci wetam noonu lay fomp ci ay yërëm lan moo tax moom ak Sidi Lamine Niass ki moom Walfadjri jubóowuñ te ñoom ñaar bokk ndey ak baay parce que Sidi xam na ne frère bi nii wérul dafa am ay problème te problème yooyu mu ngi ko amee bi mu demee ci première guerru Libye bi xam nga Ahmed Khalifa Niass bokk na ci ñu andi Kadhafi au pouvoir Kadhafi bi muy ñëw au pouvoir dafa fekk Ahmed Khalifa Niass nekk jeune di jàngee Égypte mais daan na dem ay Soudan ak dëkk yi nekk côté yooyu noonu léegi am na benn bande bu ñuy wax bande Biafra boo xamante ni une partie Libye da koo nangu boole ko ci dëkkam parce que foofu dafa am pétrole Ahmed Khalifa Niass bokk na ci ñu combattre foofu moom ak frère am Sidi Lamine Niass donc bu ñuy wax terroriste moom mooy terroriste Ahmed Khalifa Niass terroriste la bu mag loolu lañ ko xamee ci jamonoy Senghor ak ci début gouvernance u Abdou Diouf moom moo doon lakk drapeau France foofu ci Dakar de lakk drapeau États-Unis foofu ci Dakar Ahmed Khalifa Niass parti bu mu njëkk a créé Sénégal mu ngi ko tuddee naa leen ko wax léegi Ahmed Khalifa Niass bi muy njëkk a rencontré benn prince bu ñuy wax Al Walid bin Talal bu Arabie Saoudi en réalité prince boobu noonu am na journaliste britannique yu ko accusé que moom mooy financé Daesh ak Al-Qaïda
publier naa leen ci sama miir photo bi mu àndee ak prince boobu noonu. léegi Ahmed Khalifa Niass moom muy rencontré prince boobu est-ce que Ousmane Sonko mës na rencontré prince boobu wala rencontré benn dirigeant wu DAS wala benn dirigeant boo xam ne dañ ko accusé de terrorisme? amul. donc tey bu ñuy xool ko gën a jege terroriste yi Ahmed Khalifa Niass la. léegi Ahmed Khalifa Niass bi mu rencontré prince boobu mooy Walid Ben Talal bi mu ko rencontré Riyad la ko rencontré. c'est dans les années 80. après ñu joxonte rendez-vous waa ji may ko xaalis après ñu joxonte rendez-vous Maroc. parce que prince bi dafa am hôtel bi mu ngi tudd Al Walid Casablanca la nekk en face gaaru Casa Voyageur. ñi dëkk Casa xam nañu hôtel boobu. hôtel bi prince bi moo ko moom. pratiquement boo xoolee chaque année daf fay dem te prince yu bëri dañ fay ñëw. mais période bi ñu fay ñëwee dañ fay joxante rendez-vous pour tëddee ay femmes marocaines ak ay femmes tunisiennes wala algériennes. Ahmed Khalifa Niass moom boo xoolee am na relation yu dëgër nag ak prince boobu. d'ailleurs prince boobu ay milliards la ko jox. loolu moo waraloon projet boobu mu defoon Conakry. projet hôtel boobu hôtelu 300 et quelques chambres la fa commencé woon tabax. mais bi mu koy tabax bu ñëwee di contrôler chantier bi nu muy comporté woo di saaga employé yi dafa def ay conneries neexul woon Alpha Condé. ci la Alpha Condé toj hôtel bi daf ko raser complètement ay bulldozer la fa envoyé ñu raser ko. information boobu noonu yéen a ma ko gën a xam. d'ailleurs moom mu ngi justice avec Alpha Condé 45 milliards CFA la koy laaj mais Alpha Condé moo ko gën a bandi fop faalewu ko. xam nga bi muy dem Maroc dafa wax ay jigéen yoo xamante ni ne moom moo représenté prince bi ay marocain ak ay tunisiens yoo xam dafa wax ne moom moo représenté prince bi en Afrique. fekk dafay fen waxul dëgg mu biiral fa ay ñaari femme benn marocaine ak benn tunisienne. marocaine bi ay seex la am. tunisienne bi benn doom bu jigéen la am. donc Ahmed Khalifa Niass bandi bu toll noonu du moom moo ñuy wax kuy Sonko ak ku dul Sonko. du moom moo ñuy jox ay leçons de morale. Ahmed Khalifa Niass ñaata mariage temporaire la def yu dul jeex Sénégal. donc moom ci boppam gëmul yàlla. Sénégal ñun xamuñu affaire mariage temporaire ñun takk siwal ñëpp yëg ko loolu lañ xam mais ay takk suuf moo ko njëkk a def Sénégal. moom bande la bu mag dafa bëgg jigéen tuñam yu xonk yooyu macc taat rek yan baal ma ci waxin bi mais looloo tax tuñuy xonk. mbaam la bu mag moom mooy terroriste bi. Ahmed Khalifa Niass ex jabaram Yaay Fatou Diagne après moom la Serigne bu CCBM takkoon moom moo confirmé ne que waa ji wérul ba pare il n'est pas fidèle. femme bi daf ko jàpp plusieurs fois mu joxonte ay rendez-vous ci ay hôtel ak ay jigéen looloo waral tas bi. ci beneen côté aussi am na ñu wax ne dafa yoom mais loolu leeruma mais am na ñu ne dafa yoom loolu tamit wala même bu yoom tamit affaire yi dëgërul mais loolu leeruma quoi donc mënuma koo confirmer. boo xoolee am na benn livre bu benn sénégalais bind sénégalo-guinéen la quoi c'est un journaliste mu ngi tudd Moriba Magosouba. livre bi mu ngi tudd l'islam au Sénégal. si livre boobu boo ko liiree ci ngay xam vraiment kan mooy Ahmed Khalifa Niass. terroriste la. Ahmed Khalifa Niass dañ ko interdit pour mu dugg États-Unis est-ce que mus ngeen ko gis États-Unis ba àdduna du tukki du ngeen ko gis États-Unis dans les années 80 moo doon lakk drapeau français yi ak drapeau américain yi foofu ci Dakar moom moo ko doon lakk. bi Mitterrand ñëwee Sénégal
83 wala 84 moom moo defoon loolu mais français yi comme ay naa fekk lañ après ñoom interdit bi ñu ko interdit woon ci seen territoire dañ ko lever moo tax ngeen gis bu yàggul Lyon fu doomam boobu doon jàngee université Lyon ñu décorer ko jox ko doctorat cause honoraire causes honoraire whatever I don't know that shit donc du moom moo ñuy wax kan mooy Sonko moom dans les années 80 moom lañ doon tuddee ayatollah de Kaolack loolu grand journaliste yi nii duñ ma bàyyi ma fenn jamono boobu journal boo lire gis ñu bind ci article ci Ahmed Khalifa Niass bande la moom moo fi njëkk a fondé les daayira Allahu Akbar yooyu ngeen doon dégg man loolu je me rappelle bien c'est comme hier donc bande boobu noonu du moom moo ñuy wax kan mooy Ousmane Sonko Ahmed Khalifa c'est un vrai terroriste bu ngeen di wër terroriste en Afrique de l'Ouest moom la ok moom moo affirmé woon que dañoo war a taal ambassade États-Unis donc ku doon woo pour ñu taal ambassade États-Unis kooku booy wër terroriste jàppal ci loxom kookoy terroriste bi dégg nga en 1979 moom moo doon diviser ay cassette pour wax peuple bi ñu renverser Senghor loolu am na ñu may seetaan ci yéen war ngeen ko fàttaliku donc kooku tey du moom moo ñëw toog fii di ñu wax koo xamante ne na mën nañ takk jabar à partir SMS message nga takk ci jabar kooku du moom moo ñuy wax l'islam du moom moo ñuy wax kuy Ousmane Sonko kooku c'est un imbécile de 18e degré en 1982 bi François Mitterrand ñëwee Sénégal moom moo doon lakk drapeau français c'est un imbécile Ahmed Khalifa Niass nee na Sonko 33 000 voix la am ci dernière législative yi nee na 33 000 voix yooyu ça correspond exactement ak salafis yi nekk Sénégal kooku dafay saaga sax sénégalais yi la nekk di saaga mais dinañ fayu saaga yi ñun ñoo ko dàq saaga dinañ ko saaga systématiquement lañ koy saaga te du ma ko bàyyi fii ba Ousmane Sonko di jël pouvoir bi du ma ko bàyyi léegi li leen jaaxal moom mooy législatif yi yàggul 33 000 voix élire Ousmane Sonko tey ay millions de jeunes topp Ousmane Sonko affaire bi daf leen a bett moo tax xamuñu fuñ koy jaar donc ay xasta rek lañ mën a def ak ay accusation mais Ousmane Sonko amul temps tontu ñooñu parce que li ko ñor moom mooy dem élection gagner élection yi redresser économique du Sénégal créer emploi Ousmane Sonko moo ne bés bu toogee ay caisse noire ak yooyu yëpp da koy dindi da koy arrêté ok wala dinañ ko régulariser nañ xool nuñ ko gérer comprendre nga ñoom fu mu toll nii dañoo xam ne leur privilège est menacé ñoom ñëpp fu mu toll nii dañoo tiit parce que xam nañ ni tekkiwuñ dara ci dëkk bi parce que am xaalis ak tekki bokkul seen africain nag ku am xaalis la ñu ne tekki na mais xooluñu naka la amee xaalisam comprendre nga donc fu mu toll nii dañoo tiit parce que xam nañ ni ñoom ñëpp xam nañu bu Sonko jëlee dëkk bi affaire privilège yooyu day jeex ay jeunes lay fal ñu liggéey développer dëkk bi paa yooyu yëpp dañuy dem retraite ñoom ñëpp dañuy dem retraite ñàkk fulla wala Ousmane Sonko ni mu mobiliser jeunes yi Sénégal ak dans la diaspora moo leen jommal waa ji amul xaalis Ousmane Sonko amul dërëm il a rien du tout tey militants yi partout dans le monde ñooy jënd seen tisetu bopp partout dans le monde ñooy financer seen manifestation yi ñooy financer seeni meeting ñooy financer seeni rencontre loolu musul am ci histoire u Sénégal lan moo tax ku mel ni man wala ku mel ni yow mi seetaan mu jaral la nga jël sa xaalis jënd tisetu Ousmane Sonko tisetu Pastef mu jaral la nga dem
participer pour ñu organiser meeting Ousmane Sonko ñëw wax mu jaral la loolu yëpp affaire boobu noonu moo jaaxal politiciens de profession yi parce que politiciens de profession yi dañuy génnee xaalis pour jënd ay tiset jox ko seen militants yi loolu leen ay kaar njaga njaay jox leen ku nekk 3000 wala 5000 ak sandwich ak benn boisson Ousmane Sonko deful loolu yëpp lan moo tax Sénégalais bi mu jaral ko mu dépenser xaalisam pour jàppale nit c'est parce que on est mépris c'est parce que dañoo sonn c'est parce que dañoo bëgg a développer loolu moo tax Ousmane Sonko jaral ñu loolu yëpp léegi ñoom loolu moo leen tiital lekkatuñ naanatuñ comprendre nga maintenant réponse bi foofu la Ahmed Khalifa Niass am na benn gelu doomam bu mu takk mooy roqoye boobu ngeen di dégg gelu doomam la woon mu récupéré xale bi ci doom ji takk ko Mercedes bu mu ko njëkk a jëndal benn Mercedes bu noir la je me rappelle mos naa gis Mercedes boobu bande la saay-saay la fenkat la soskat la xaalis la gëm ak puuxa xaalis ak taat rek la gëmul leneen lu dul lool léegi ñoom ñëpp dañ leen di tegee à côté récupérer suñu dëkk jox ko Sonko mu développé ko mu liggéey ko man maa leen wax wallahi azim billahi Sonko day développé Sénégal buñ ko joxee dëkk bi da koy développé force il est jeune capable na am na fit yaru na am na expérience mën na liggéey xam na dossier yi ñoom ñëpp fu mu toll nii dañoo tiit parce que xam nañu dañuy goqi la ñu seex dañ leen di tëj Sonko da leen di tëj ñoom ñëpp lay tëj xam nañ ko sax voilà par exemple am na ku ñuy wax waaw Ahmed Khalifa ne mooy ba macal rek lay def famille yu mu yóbbu woon Libi si Xadafi xam nga moom mooy pimpu Xadafi moom moo doon yóbbul Xadafi ay jigéen am na benn candidat boo xamante ni dafa posé candidature am Sénégal actuellement kooku tamit ci caga Xadafi yi la bokkoon man Ousmane Ba maa ko wax hôtel bi Xadafi doon tabax ci corniche bi mooy hôtel boobu ngeen di gis si suuf noonu booy dem Mamel noonu si suuf hôtel boobu noonu moom la Marème Faye Sall jënd da ko récupérer nekk di ko tabaxaat fu mu toll nii di ko defar ay milliards la ci def hôtel boobu fonds libyens yi ñoo ko financé woon actuellement Libye sa d'accorduñ ci ni Marème Faye Sall récupérer hôtel boobu noonu def ko ci turam je pense que dañuy nar a am ay problème wala mu fay xaalis bu bëri mais boobu tamit dinaa ci dellu si waat dinaa ci ñëwaat buñ jógee ci loolu affaire Thione Seck bi wax naa ko ba pare buñ jógee ci loolu Pape Diouf ñun ñëpp xam nañu dafa def na erreur bu mag moom mooy ñaari cago yooyu mu andi Sénégal pour ñu wane seeni awra ñun duñu dëkk bu mel noonu ñun duñu dëkk boo xamante ni dañuy def mbir yooyu Sénégal dëkku Serigne Touba la dëkku El Hadj Malick la dëkku Thierno Mamadou Seynou bu Medina Gounass Daaka la dëkku Baye Ibrahima Niass la dëkku Maam Limaamu Laay la dëkk borom xam-xam yooyu la dëkku waliwu yooyu la nga bak fa andi ñaari imbécile yu jógee beneen dëkk ñëw pour wane seen taat duñ ko nangu léegi bi muy jégalu def na erreur mën a ñooñu ay chrétien lañ xaw ma lan ak lan saaga wala na chrétien yi mais defaat na beneen déclaration di jégalu nit nag bu juumee jégalu dañ koy jégal nañ ko baal léegi mu am ku mu yónni ci man pour ñu waxtaan kooku bi mu ma waxee ma ne ko effectivement jégalu na man Ousmane Ba dama côté baal naa ko parce que man ak moom ñoo bokk koñ man xam naa ko bu baax a baax comprendre nga dafa def ay conneries ay erreur la def léegi nag jégalu na
na ko Sénégalais yëpp baal waa ji nee na ma Pape Diouf événement bi muy def Paris lu mu ci am daf ko bëgg a tabaxee benn maison d'accueil pour les femmes yoo xamante ni dañ leen di violer sexuellement wala dans leur mariage seen jëkkër yi dañ leen sonal te amuñu fu ñu jëm sañu ñoo tas pour dellu seen kër wala amuñu fu ñu dellu malgré loolu ñu resté ci mariage bi nee na projet boobu la bëgg a defar lu mu am ci événement bi moom moo ko wax te dina génn ci télé bi wala rajo bi wax ko comme loolu la ci bëgg a def nañ ko jàppale il faut ñu jàppale ko il faut ñu baal ko ñu jàppale ko lu mu am ci concert am bi maison boobu la bëgg a tabax donc loolu c'est à saluer dégg ngeen donc yéen waa France dam leen jàppale Pape Diouf mu réussir événement bi après lu mu ci am mu tabax maison boobu noonu ñu jéggal ko c'est sûr et certain dootul def benn connerie yu mel noonu moom dootu ko defaat buy waxati tamit dina xam lu muy wax jéggal leen ko te ñu continuer liggéey bi amul problème léegi affaire ABC Ismaïla Tailleur Madior Fall nee na mun nañ révoquer mandat wu ABC dégg nga tur bi ABC gis nga bés boo laalee ABC di nga xam lan moo def ndox ci biir koko ndox li ko def ci biir koko te amul turu bés boo laalee ABC da nga ci xam dara Ousmane Madior Fall konaar bi mu doon ñun xam nañ la xam sa baay te nga dëkk sa papa Zékotu PMI bu mag la woon faala wuñ la du ngeen tus Sénégal fu mu tarra yéen a ko tarral te loolu dafay jeex nee na mën nañ révoquer mandat wu ABC ma ne ko waxoo dëgg parce que l'article 5 de la loi N 99 4 du 29 janvier 99 ainsi le médiateur de la République prouve que Ismaïla Madior est un intellectuel malhonnête un menteur de classe exceptionnel man maa ko wax waxul dëgg kooku dafa am ay loi yu ko protéger léegi nag comme yéen da ngeen di manipuler rek mën ngeen manipuler ba jëlee ko fi bu leen neexee ngeen manipuler nag ba jëlee ko fi mën na nekk mais yow yaa yeb ABC mais sa patron yebul ABC APR kan moo ko créé Alioune Badara Cissé moo ko créé sa patron xam na loolu xam nga fan yii la ci ginnaaw dama publier ay photo yu wane ni état bi dafa jënd ay blindé yu ñu jënd ay oto ay arme ak lépp ay grenade ay lépp lañ jënd c'est pour préparer élection yi c'est pour dal ci kaw population bi au cas où population bi ñu sàcc élection population bi génn pour manifester bi ma bindee article bi publier photo yi am ay journalistes yu bind ne damay fen ne waxuma dëgg ñi ko ci def bi si gën a fës mooy Adama Sow journaliste moom mooy administré page u Sen Café Actu sur Facebook moom moo démentiroon samay propos léegi nag dama bëgg a laaj photo yooyu ma publier woon oto yi nekk ci photo yooyu ak oto yi ngeen gis barki démb Université Cheikh Anta Diop ban différence lañu am c'est les mêmes voitures donc pour vous dire nos journalistes ne sont pas honnêtes wala la majorité de nos journalistes ne sont pas honnêtes seen intérêt lañ fa toogee parce que ay miettes yu ñu leen di jox comprendre ngeen ñoo ñëpp nag lañ fiy jëlee ñoo ñëpp dañ fiy jóge
bu neexee yàlla dañ fiy jóge. xam nga Macky Sall xamul priorité. bu xamoon priorité am na loo xamante ni du ci dugg. Macky Sall dafa dem inaugurer ay pavillon ay logement Université Cheikh Anta Diop. pavillon yooyu total lii yi fa nekk mooy lal pour étudiants yi et puis lal yi boo leen xoolee lal yi niñ leen interposé noonu nañ leen teglee comme prison. amul benn intimité intimité amu fa. comprendre nga mu ngi financé foofu pratiquement 436 milliards la fa financé pour 6 pavillons yooyu. 436 milliards la fa financé. et pourtant école privée yi parce que Université Cheikh Anta Diop dafa fees bachelier yëpp xejuñu fa ñu orienté leen ci ay école privée ci ay université privée comme Université du Sahel bu professeur Issa Sall mooy coordonnateuru PUR parti PUR. ñooñu aussi yorol na leen xaalis 16 milliards la yorol université yooyu. te ren université yooyu bu ñu ubbee du ñu accepter étudiants yi fa état bi orienté woon. donc étudiants yooyu il risque bañ a jàngi ren. léegi foo dépenser 436 milliards pour ay lal te nga yoral ay yeneen université 16 milliards lan moo gën a nekk priorité. Matar Ba ministre de l'Sport pour mu renouveler defaraat stade Amitié 40 milliards la fa dépensé. pendant ce temps stade bi nañ ko defaree sa baaxul. pendant ce temps ñu ngi yoral université privée yi 16 milliards. est-ce que loolu dëgg la? est-ce que loolu yoon la? est-ce que loolu dëgg la? est-ce que loolu yoon la? du yoon. parce que tey booy tabax kër te commencé woo ci fondement bi nga ñëw rek bëgg a teg tabax kër boobu day daanu force. loolu la Macky Sall def. moom moo daanal boppam. léegi dafa am benn femme bu nekk France bu tudd Racky Kane fan yi moom moo ubbee internet bi surtout Facebook bi ak Twitter. Racky dafa créer ay fen. xam nga moom mu ngi bokk ci pôle de com présidence ki yore comme président bi moom mooy professeur Hamidou Kassé dafa am benn groupe bu mu créé boo xamante ni dafa am ay éléments partout dans le monde. ñooñu ñooy nekk ci Facebook bi di tontonte ak yeneen gaay yi. lu ñu wax ci Macky rek ñoo lay attaqué. ay compte yu différent nag la ñu am. ay compte yoo xam yu bari ay tur yuñ ci tudd bokkul ak yeneen tur yi. léegi fii bi dafa nekk di accuser Ousmane Sonko bi ko quelques membres Pastef fii tonto. et man je dis bien ça du ay membres Pastef du ay militants Pastef. man je dis ñoom la seen biir ñoo créé yeneen compte tontu seen bopp pour victimiser wu. biñ tontoo seen bopp ñu menacé biñ menacé fii bi dem porter plainte. mais je vous dis encore une fois yéen waa Pastef fexe leen ba bu leen tombeeti ci genre piège yooyu. ñoom ñoo ko tey parce que dafa am benn image bu ñu bëgg a takkal Ousmane Sonko. parce que buñ defee noonu après ñu jël
affaire bi partager ko avec leurs amis tubaab yoo xam ni su bëri ay élus lañ ñi ay député lañ ci Assemblée française ñi ay maire lañ ñi ay conseils municipaux lañ et tout ñooñu dañuy wax ok donc Ousmane Sonko ak ñi mu àndal violence ak haine la ñuy prôné quoi moom la ñuy dund quoi donc bu leen tombé ci jeu yooyu femme boobu en réalité d'après man ñi ma waxal man xawma ko quoi mais ñi ma waxal te ñu xam ko te ñu bokk dëkk ak moom te ñu xam ko depuis très longtemps nee nañ que wérul trop d'ailleurs looloo andi problème yu muy am toujours dans sa vie day am ay problème ok mbedd mi sax avec les tubaab dafay xuloo rek dafa am benn affaire bu koy metti ci xol bi daal xaw ma lan la d'ailleurs doomam sax justice da koo nangu woon jox ko papa ji mais après xaw ma lan moo xew ils vont revenir pour wax ma yeneen information ci moom mais wérul bàyyi leen ko mu wax lu ko neex ñun ñu continuer suñu liggéey l'objectif mooy yóbbu Ousmane Sonko palais inshallah te dañ koy def le soir du 24 février bu neexee yàlla buñ jógee ci loolu dañuy dugg ci beneen mbir xam nga Barthélémy Dias dañ ko libéré bu yàggul muy lu may rafetlu parce que d'habitude damay naan dafa mel ni moom rek muy góor Sénégal parce que vraiment jàmbaar la du daw du delloo gannaaw te il est fidèle Khalifa la bëgg moom la gëm buy dee sax ci loolu lay dee donc loolu dañ ko koy reconnaître am na ñu naan dafa réew mais réewul Sénégal boo fa nekkee ak genre politiciens yu mel ni Macky Sall ak yi njooñam noonu rek nga mën a comporter ak ñoom maintenant Bart du moins mooy Barthélémy Dias ñu ngi ko libéré ay 5 heures moins c'est-à-dire vers 4h45 ñu génnee ko noonu ci mbedd mi seul moom rek mënoon nañ ko avertir mu woo ku ko jël si noonu la génnee yorul dërëm yorul dara mu arrêté taxi dugg ci taxi bi def arrivé payé est-ce que mënuñu ko woon agressé ci yoon bi mënoon nañ koo rey ci yoon bi buñ ko rayoon la gouvernement bi di wax dañ naan ndogalu yàlla la te pourtant est-ce que amuñu woon sax plan wu liquider ko parce que Bart daf leen a sonal léegi nag pays bu organisé wu dëggantaan njaay du ñu libérer benn prisonnier te confirmé wul ni am na ku koy jël si ki koy jël si dañoo war a xam turam xam ay coordonnées xam ay lépp pays bu développé noonu lay fonctionner yooyu yëpp avec Ousmane Sonko dafay jeex dañuy organiser suñu dëkk c'est très simple nga libérer nit ki ne ko veille bi au moins nga ne ko jour tel heure tel tu seras libre woowal ku la jël si comprendre nga voilà xoolal kii nee na ma naa wax ci Ahmed Khalifa Niass caga la caga moom est-ce que jar na ñu wax ci moom looy mooy wax ci moom la laay wax ci moom li ma waroon wax ci moom wax naa ko ci moom ba pare comprendre nga léegi buñ jógee ci loolu dañuy dem ci beneen cas moom mooy kaawu Omar Wade ba léegi mu ngi ci diggante dund ak dee moom la policier yi dooroon keroog ba gaañ ko ba mu nekk en coma fële ci Almadi mu ngi hôpital Fann machine bi nga xamante ni moom lañ ko monté woon pour muy respirer machine bi dafa mujjee panne c'est-à-dire dafay fonctionner ba mu yàgg mu taxaw di fonctionner ba mu yàgg mu taxaw ñu woo technicien yi ñu ñëw mu fonctionner waat ba mu yàgg mu taxaw foofu sama grand Bokar Ba moo fa nekk moo gérer machine yooyu noonu ku xarañ ku yaru ku jullite te bëgg liggéeyam waaw machine yi nga xamante ni moo ko waroon jàppale pour mu continuer de respirer machine yooyu dafa panne dëkk boo xamante ni hôpitaux yi machine yëpp dafa panne
ba pare ñu ñuy wax émergence ana émergence bi ban émergence à part moom ak frère am ñooy lekk seen biir yi di gën a ngande ak ay mbokkam ak ay xaritam dëkk baa ngi dee xiif man chaque jour ma recevoir ay message yu dul jeex ay cas yu doy waar ay xale yu feebar ay mag yu feebar ay affaire yu doy waar ay cas infirme yu doy waar mais man awuma xaalis pour faj leen comprendre nga loolu du sama liggéey liggéeyu état bi la état bi ñoom ñoo war a def loolu ñoo war a organiser wu comprendre nga autorité yi ñoo war a gérer loolu amul benn autorité bu dem rendre visite Oumar Watt du ministre de la santé du président de la république du benn délégation du kenn koo xamante ni dem na seeti ko kenn ci ñoom seetiwu ko loolu du yoon du dëgg du yoon au moins c'était le minimum ñu dem seeti ko léegi waa ji mu ngi tudd Mike Teho ñu ngi ko logé woon secteur VIP chambre 43 mais jëlee nañ ko foofu yóbbu ko Cap Manuel foofu aussi moom moo gën a nooy ci comme prison est-ce que un agresseur dañ ko war a mettre ci ay conditions yu nooyo yooyu ana yeneen agresseur sénégalais yi nga xam dañ leen tëj boole leen ak waa Sanzala c'est-à-dire fi ñëpp di tase noonu dëgg la dañu war a assurer sécurité am mais sécurité yu détenu bu nekk la ñu war a assurer du sécurité benn détenu rek d'ailleurs def naa ay investigation ba xam naa Mike boobu ñaata âge la ban âge la am fan la dëkk ci France fan mooy origine am naa ay photom maa ngi préparé benn article pour publier ko dinaa ko publier bu neexee yàlla encore une fois Macky Sall liggéeyul parce que bi muy dem di inaugurer keroog université boobu ki ko accompagné mooy Cheikh Omar Ñebbe Anne moom mooy directeur kuddu di aussi maire Njum benn dëkk la bu nekk Podor mos naa fa dem ndeysaan foofu laa njëkk a yéegee mbaamu àll yi mbaamu sëfini foofu laa ko njëkk a yéegee ci sama vie j'avais ay 8 ans environ wala quelque chose de ce genre waa ji nee na dafay jox Sonko leçon na lire suñu solution bi ba pare na lire solution ba pare après mu ñëw doo ko joxe ay leçon waa ji c'est un imbécile de 18e degré moom le corps de contrôle yi épinglé woon ci xaalis bu mu luubal parce que ci ay rapport am dafa def mu ngi jëndee kilo ñebbe à 4500 francs ñebbe bi biñ ko calculer mu ngi nekk ci 450 millions CFA ak légumes kilo ñebbe 4500 fan la am ci mondo bi donc xaalis boobu mu luubal lañ bëgg mu génnee parce que xam na ne bés bu Ousmane Sonko jëlee réew mi dina génnee xaalis boobu njum amuñu ndox bu ñu naan amuñu école bu baax école bi fa nekk depuis 40 ans moo fa nekk ba tey njum amuñu lu ñu lekk amul liggéey amul dara population bi dañoo sonn pourtant moom sato la fa tabax sato ba pare ci biir sato bi nganti maami kër ci biir kër gi mu andi fa sato d'eau la fa tabax pendant ce temps waa dëkk bi di am problème eau potable buñ naan moom aussi moom moo fi doon xeex ak Abdoulaye Daouda Diallo keroog biñ demee ci ziaru Thierno Adama Gaye ziar annuel biñ koy defal dëkkam moom moo fa andi woon ay goril moom mooy nervi yooyu noonu ba ñu pompe fa ay gaz ba maaraay yu bëri feebar keroog ñiy soj ñi daw affaire bi tas kooku moo defoon loolu un imbécile bu toll noonu du moom mooy jox Sonko leçon mais
mun naa leen comprendre parce que ñoom ñëpp dañoo tiit fu mu toll nii dañoo tiit saw seen tubéy la ñuy waaj def ñoom ñëpp xam nga bu ma jógee ci loolu damay dugg ci beneen mbir Sonacos société publique la mais mu ngi dem fayit lu tax muy dem fayit te bu demee fayit day tëj bu tëjee des milliers pères de famille dina ñàkk seen liggéey bu ñàkkee seen liggéey loolu dina privé ay nit yu bari yu waroon lekk ñoo xam père de famille yooyu ñoo leen doon dundal di fay seen courant di fay seen ndox di fay seen école di fay seen santé am na ci ay xale am na ci ay mag am na ci ay jigéen ñoo ñëpp bu boobaa loolee seen parents yi doon leen defal te ñuy liggéey Sonacos day arrêté te loolu mën na tas ay famille mën na dofloo ay nit ma bëggoon lancer ci alerte journaliste yi honnête bariwul Sénégal mais des na fa ñu bind ci ay article wax ci parce que lan moo tax Sonacos di waaj a dem fayit Sonacos dafa yore 6 milliards de stock huile invendue 6 milliards laa la wax en stock valeur 6 milliards en stock huile invendue xam nga ba pare yoral 16 milliards paysans yi fournisseurs yi moom mooy kaw-kaw yi nga xamante ni ñoom ñooy bay gerte bi bu ñu bayee gerte bi jaay ko Sonacos transformé ko def ko huile léegi Sonacos fu mu toll nii mënatul fay det yooyu lan moo tax Sonacos du moins mënatul fay det yooyu parce que waa UNACOIS nga xam ne ay benn organisme boo xamante ni ay commerçants privés ñoo ko composé ay nit yu yor seen xaalis di dem di jënd di boole seen xaalis di dem di jënd ay produits yoo xamante ni population bi dañ koy consommer ci lu bari lu mel ni ay huile lu mel ni ay ceeb lu mel ni ay suukar ak yooyu ñooñu ñooy dem di jënd huile di andi di ko jaay ci biir dëkk bi huile bi ñuy dem di andi c'est vrai que moo gën a baax moo gën a yomb tamit mais ban dëkk rek ci kaw suuf bu normal dëkk bu normal gouvernement bu normal buy accepter ay commerçant dem jëndi huile di ñëw di ko jaayaat ci dëkk bi di jël bénéfice bi di ko dugal seen poos bàyyi entreprise nationale boo xamante ni day produire huile ci biir dëkk bi te huile bu muy produire gerte bi mu ngi jógee ci biir dëkk bi boo xam ne doomu dëkk bi ñoo koy bay loolu xel sa mënu koo nangu loolu un gosse de 5 ans sax boo ko waxee mu ne la c'est pas normal du yoon mais lan moo tax gouvernement bi di def loolu ñoom dañoo xam ne entreprise publique boobu noonu il s'en fout sénégalais yee ko moom lu xew ñoom seen yoon nekku ci parce que bu corps de contrôle yi contrôlé xaalis bu jógee foofu dem ci poosu suñu gouvernants yi mooy ministres yeeg yooyu dañ leen di épingler loolu moo tax ñuy autoriser commerçant yi di dem di jëndi même produit yi di ko jaayaat parce que commerçant yooyu dañ leen jox xaalis ci suuf dañuy corrompre autorité yi donc tey directeur du commerce intérieur ak directeur du commerce extérieur ñoom aussi ku xool seeni bagage ça veut dire que dañ leen corrompre pour loolu mën a am tey boo xoolee le ministre en personne ministre du commerce Alioune Sarr moom ci boppam tey am na ay commerçant yu UNACOIS ak ñiy dem di importer produit boobu yu koy neexal xaalis ak di ko corrompre parce que boo ko déggee muy kaas ci loolu te moom muy liggéeyam boo xamante ni moom moo ko waroon organiser wu ba loolu bañ a am pour vous dire ñi ñuy gouverner suñu développement intéressé wu leen te loolu sénégalais yi war nañ cee bàyyi xel te bientôt récolte bu bees bi ñëw maanaam
fii ak 2 mois maximum ngeen dégg baykat yi récolté nañ seen li ñu jiwoon. bu fekkee am na stock bu Sonacos yore te mënu koo jaay na leen leer ni duñu jënd li baykat yi bay leen duñ ko jënd te loolu ay problème lay andi parce que boo investir bay ba sa ak bay nu mu méttee te mënoo jaay sa produit doo am loo dundalee sa njaboot. na Macky Sall wax ci loolu je pense que loolu moo ëpp importance. buñ jógee ci loolu dañuy dugg ci yeneen point yu ndaw rek après ñu bàyyi mu sedd. dafa am benn douanier bu ñu rey fan yi douanier bi mu ngi tudd Seexu Saaxo aéroport Diass lay liggéey mais Kër Massar la dëkk mu ngi originaire Sokone waa Sokone la waa ji il paraît ku baax la nit ku bien la ku yaru ku respecté nit d'ailleurs ay collègue am yu ko jege yoo xamante ni moom moo nekkoon seen chef ñoo xamante ni man samay xarit lañ samay promotionnaire lañ ñoo defandoo école primaire ñoo ma xamal ni waa ji ku bëggoon liggéeyam la te fonk ko ku respecté ay employé am ak ay collègue am ku mën li muy def donc moom moo yoroon brigade bu bees bi nii ñu def aéroport Diass mais Kër Massar la dëkk il paraît lu tax muy guddee wàcc parce que moom muy mujjee wàcc waaw balaa muy wàcc fekk liggéey bi yëpp normal. waa ji dama koy ñaanal yàlla yërëm ko te xaaral ko àjjana maa ngi jaale njabootam di ko mosewu amoon na soxna ak ay doom. léegi mu ngi il paraît mu ngi juddu un 4 octobre ba pare décédé un 4 octobre ndeysaan dafa coïncider net jouru anniversaire am ay 23h45 lañ ko fekk ci biir otom ñu door ko bal. kan moo ko door bal ay agresseur ñoo ko door bal wala dafa am ñu ko doon intimider wala meurtre la boo xamante ni ñi nekk ci ginnaaw waxuguñ seen tur. man Ousmane Ba à partir de fii Montréal maa ngi investiguer te bu neexee yàlla bientôt dinaa leen wax ay agresseur ñoo ko rey wala ay nit ñoo xamante ni am na lu ñu sekkoon ak waa ji ñoo ko rey parce que il paraît dafa nekkoon di investiguer ci benn mbir mooy affaire faux médicament yi. xam nga affaire faux médicament yi dugg Sénégal dafa bari am na ci médicament yoo xam du faux sax yu vrai la mais jaarul circuit bu normal bi mu war a jaar te ñi koy andi Sénégal amuñu autorisation wu andi ko. c'est pas des médecins c'est pas des professionnels de la santé ñoo xamante ni amuñu benn permis bu leen autorisé pour ñu dugal marchandise bi médicament yooyu Sénégal ñooy dugal médicament bi di ko jaay médicament boobu ngay gis ñuy jaay kër sëñ bi ak feneen ak ci marché yi ak yooyu. léegi dafa am benn gang benn del bu mag boo xam ne am na sax marabu bu ci bokk ñoo koy dugal Sénégal. waa ji dafa nekkoon nag ci seen trousse c'est-à-dire dafa nekkoon ci seeni tànk pour démanteler gang boobu noonu. léegi est-ce que du ñoo ko doon intimider ba assassiner ko loolu tamit dinañ ci dellu si waat. man à part de fii am na ñu ma nekkal sur place maa ngi coordonné ak ñoom pour ñu wax ma exactement lan moo xew lu ma ci xam dinaa ko séddoo ak yéen incha allah mais bu leen fàtte ni Macky Sall dafa war a dem Macky il faut mu dem loolu mooy jàmm Sénégal. keroog bi muy dem université Cheikh Anta Diop bu ngeen gisee li mu génnee ci ay blindé li mu génnee ci ay gendarme ak ci ay policier loolu rek ça montre am na lu muy préparé.
la même chose mooy xew jour élection yi bu sàccee élection yi la même chose mooy xew mooy instant bi mu ngi commencé intimider population bi daf leen bëgg a wan ni ku yëngu ma dal sa kaw mais bu boobaa dina xam ndax moom Sénégal wala bàyyi ma moom Sénégal non man duma wax sax mais amul problème maa ngi leen di jégalu di leen remercier tey waruma woon def live mais dama ne comme dama am habitude di leen jox rendez-vous samedi donc mënuma woon vraiment bañ a ñëw waxtaan ak yéen bu boobaa dama koy gisee comme manque de respect te dama leen a respecté bëgg leen am naa nag benn invité boo xamante ni bëggoon naa ko dugal mais gisuma ko Malick Yum la bu France mais gisuma ko comme gisuma ko nag duma ko mën a dugal mais su ma amoon ku mel ni Moussa Bala Daffé mu wax ñu ci affaire Sonacos bi lan mooy solution bi dina doon baax mais moom aussi gisuma ko donc dama leen di remercier la rek jox leen rendez-vous samedi incha allah ñu continuer waxtaan bi jërë ngeen jëf merci